Dengan ma bàyyi man. Dengan ma bàyyi live. Share the video, man. This hypocrisy will stop. Think I'm those types to disrespect or fuck with. Hi friends and family, it's your boy Prince Surah Makala known as Surah Promotion. If you are new on my YouTube, please subscribe, like, comment, don't forget to touch the notification bell. Oh guys, listen to One Pac, One Pac versus QCell, Listen to One Pac very carefully. AKA Mr. Dangal, Pompeko, my youth, my brother, my family, my friend. You get me? They just back out and withdraw their heads. Like they have nothing to do with it and they are not even aware of it. He then tough boy. Then fuck na dama len faade. Dama busy one rek. Lu jara attend to la don attend. De pare. I'm back. I'm gonna sona. Billahi wala tala. I'm gonna waru. Share and video be because boy be anything boy. If it's sorry, I'm halis the sorry badole. Ilalani. And then over wicked. Very struggle, boy. Share this day. Share and God Aduna Biham. Q cell now take win like as dekabi against the Gambian youth who want to be good. Yes, Abdullah Tal. Yada my respect. I love you all. Amulen ma. Man do my deru simbeda be what? I will never go to the streets again. I will never go back to the streets. I will never return to my two or that life again. Yes, I'm gonna live a legit, decent life. And anybody come across or want to tamper with it, you have me right in your eye, in between your eyes. Send digante nyari boti lay taxaw. Fii, xool leen ko fii. Watch my maa leen gën a am problème. Yéen ñu bon ngeen kiw city. Xaw ma kiw sell la. Seyaa leen ko. Ñii baaxuñ. Ñu ne doomi réew mi. You know what I mean? Ngeen am xaalis di extort di use. You know what I mean? Di use doomi dëkka yi ak ndawi dëkka yi di leen frustrate di leen you know what I mean lose hope law si seen am hustle and try to get something legit and try to put something clean on their table, on their family tables. And you are very wicked. You know, born in a salte. Why kiu sell a tilim? Kiu sell a bon? Kiu sell a napeha? Huh? See, man, gonna terrain man, anything, any level. Now, I have no team. My team is bigger than all team. I'm God team. My team is God's will, boy. God's will. Mohammed Sumbundu. Respect. Yes. Respect Mohammed, boy. Share the video. Man, you. He then wicked torop man. You born like. Now I how you born ye. Coffee arms. Like everybody in Germany. Worldwide, globally, boy. Voice of the streets. And wicked torop. And then niti delu si chacha. Niti delu si robbery. Yes, Sestian J, boy. Jordan Sad. Spread it, boy. Share the voice. Get me? Ni dan mo over Dufflo. Since that day, I'm restless. Thinking of you. Think I forget you. And then over wicked. And you born ngen. Then you sohor ngen kiusen. Ngen you are dek again. Yen dek citizen dekabi. Di yaha citizen dekabi. O buga yaha citizen dekabi. Man yala mo mabil. Domi adama bu mo buga yaha. Sa tat. Safara la moy gene. Sa tat moy gene safara. And you born ngen man. Man dama len pat.
doti sell doti QCell maa ko wax nan lañ mi na ñu ne QCell is aware of one pack flyer circulating online that contains their logo, and they said they want the general public to be aware that QCell has an agreement with Mamjara Production, which they have no association with me. True tag. And they strongly condemn and will not. And they strongly condemn and will not sponsor any show that features me. And wants to assure the Christian that the Christian community that poster does not reflect in their views in any way, shape, or form, which is a blue blood clot lie. Blue bomber blood clot lie. Osman flyer boobu jagaruma ko ku ko jagar ñan nga fa gis seen post yaam fa seen logo yaam fa in the background their logos are there, everything is there. ñu ne ñoom they have nothing has to reflect on them, you know what I mean? Loolu fen la boy, fen la. Bul leen fen dangeen ay fen dangeen ay duul rambaj fenkat bi ngeen doon man dama leen faale ñii dañu over wicked boy dangeen foog ne without yen people cannot go. Who are you? Who the hell do you people think you are? Nekk fii di sàcca crédit ki nit ñi boy ñun Gambien yéen Gambien ngeen am alal ngeen am alal di toroxal baadoole yi ci seen xosul QCell la wicked QCell la mun a duul xanaa man maa jagal flyer boobu noonu du yéen a ko jagal ak ku munti doon ak ku ko jagal naka la seen logo bi nekkee foofu before anything your logo will be put on you will be asked of it. You get me? So leen amul approval pour seen logo nekka si flyer boobu du fa nekka ngeen duul naan ne ngeen fen from the head to the toe yëpp da ngeen ay duul soo leen waxee ne yéen yëgu leen dara si am poster boobu or post boobu noonu yéen you can lie too much yéen ñu mun a fen ngeen man. This is how you get your money after you believe you said you are Muslims. You get me? Muslims don't lie boy. Muslims don't fucking lie. Yéen ñu mun a duul ngeen man QCell a mun a duul ku nekk di subscribe QCell génna leen fa ñii baaxuñ maan ñii ñoo bon wala ma dem plug ndey phone bi sa bara muy fay because yéen maa yéen ba fajar ngeen sonn ñi ñoo mun a wit ñi they are very wicked people. Charger bisa. Wala mas door mas. That's the fucking charger. I don't even live. Yes. They are wicked man la nii den oversoor foog ne man ñooñu la si man ngeen ay teeru your worst mistake is me lying against me and then ay business corruption business ñii they are the worst and dirtiest a duul bon duul
Di dem baal faala maal poster boobu xanaa man maa ko defar ah tele woo poster de la do I make that flyer Lansana Suso ñulu ñu nañ kañe QCell fontele woo flyer de da because ke press release yo Smokey wagwan me man QCell think we forget them. Their worst mistake is me. Credit sooner, people buy their credit, they steal it. They are stealing people, these criminals, liars, extortionists. You know what I mean? You know? You got him Mabuko boy. Then over wicked boy. Ni ñoo muna dul boy. Ni ñoo muna fen. QCell ñoo muna fen te muna dul. Someone out of prison boy trying to make his life boy. You think the Christian community is here? You know what I mean? Is here to destroy people. Christian yi ñoo nekk di dimbale nit ñi sax dan QCell ni ngay gis nii. They are supporting people. You know what I mean? Uplifting people's life. You know what I mean? Upgrading people who are suffering to have a better life in their lives. Thumbs up to the Christian community who have embraced and understand the concept that I have. ñoom ñu ne pram rek foog ne dama dara fi damut. God is in control. Da ngeen foog ne dama leen faate Coffee Arms QCell dañ bon man from their boss to down ñëpp a bon mun a fen du ramaj ñi ñoo wicked tuuti respect bu may am on a rehab sa roota buddiwuma ñi seen day ñi ñoo wicked mun a duul boy these wicked people man yéen ak seen millions yi yëpp nekk di toroxal baadoole bi making the poor cry. You think you can move me? maa leen gën a strong xam nga lu tax I have God. Wallahi I have God. You get me? From criminal to celebrity. Boy, share this video de parew ma xaaral ma riidal leen seen duul bi ak seen fen bu jógee si seen taat yu xesew yu duul yi seen fen yi jógee si seen duul yi ak seen taat yu xeeñ yi ak seen doom yi nekk caga yi nekk foofu di laalante si pet ñi ñoo bon xaaral leen ma pare yi maar leen xaaral leen I'm coming. Just wait, I'm coming. It's wicked people, extortionists. Any muna dual ngeen man? You think I'm the type you play games with? You QCell. Look at this line. QCell is aware of one pack flyer circulating online that contains their logo. How did your logo be on that flyer when you don't confirm to it? Kylen, this lawyer Dabo said, don't insult us. Tomorrow we will arrest you ASAP. Come, Solen ko defo yen jigen jurul. You, I don't even, this is the reason I said, Gambia wants to crucify me for my music and kill me for the truth. Come quick. Dead body and I am. Bomber blood-clad liars. Look at this. Ngene yegulen li. Duta lolen yegut. How can your logo be on it? Concern logo bi tamit naka la fa nekke ku jagal flyer bi mo de glese
ah dafa saa borom safa sàcc seen logo bi dafa sàcc seen logo bi xanaa I don't give a shit about your ban and not banning me. You know what I mean? We doing our thing, boy. You know what I mean? You people are very dirty and wicked. Nasty people. I have never seen a nasty company like yourself. A dirty company like yourself. A wicked company like yourself. Ngeen ne yeen doomi réew yi ngeen nekk di tarnish, deform the image and character and the hustle. You know what I mean? Nekk a barrier pour doomi réew mi man. Yeen ñu bon ngeen man. Yeen a bon man. Huh? Yeen ñu bon ngeen man. After you know what? And they strongly condemn and will not sponsor any show that One Pac is futures. Man dama la hey share leen video bi ku soxla ngeen sponsor ko do I even ever right to QCell for a sponsor? You wicked company. Lamin Dabo, go and monitor your mother and your father. Okay? How man that lawyer Dabo ngabina. Binda sa tur. Lawyer is no tur. Right Dabo masanda. You get me? Anything in Muna Dul man. You get me? Do I even have anything to even be scared of saying here? Lord Hamne, all evidence have been, are there and been placed. Anything in Muna Dul. Ngeen yegulen ko. Naka la ngeen seen logo bi nekk foofu. Naka leen seen logo bi nekk foofu. The whole country is complaining about you, QCell. Send network baaxut. Send credit ku ko jënda mu tër one call mu dem. Di nga jënda credit sa ngay call nit. Naka la tudda boy. Short distance sa du duga. You get me? People are not even happy with you. Yéen da ngeen over wicked man. Yéen da ngeen bëgg a gis nit yi nekk si mbedd bi di def ñaawte fana. Nit yi bëgg a change say boy you bringing problem to their change. Man suma changes with God boy ku ko try. Xool leen rek da ngeen anybody ku ko try yàlla daf lay xalak. Atol ñoom moo jawoo. Jubale wo fatol ye. Ajibe me safe boy. QCell is aware of One Pac flyer circulating online. Then you think I forget you? You think I forget about you? No. I was very busy. I was very busy to come on you. You were not necessary at that moment. You get me? You get me? Anda manen fale. Dengan bon torop man. Man ma dagal flyer bobo. Ma ko post. Dengan wicked man. But dengan hamne ne Gambia yep duñ hypocrite de. We have good people in this country, and we have straight people in this country, and we have real people in this country. And there is democracy in this country. En ngeen dul ngeen ne yegulen lolu non. Yegulen ko naka la ge print flyer bi sañu print out ko. Naka lañ print out suma picture be sen logo nekka fofu non. And you sponsor that event. You are lying. You, this lawyer Dabo commenting, go and talk to your mother and your dirty father. You are not even a legit son to your parents, you shit piece of nonsense.
yow doo ma distract sax you get me duma la dee gis loolu te yaa ngi binda looy binda right now su ma la doon mun a gis dama la doon xool rek nga seey wóona la yéen da ngeen weekend yéen ñu bon ngeen Qcell la bon ku ma gis mu bugg a join Qcell sax di fa dugga dinaa la discourage yéen a bon di ngeen xam ne man ndogali yàlla laa gis nga man noo leen ma gisi noonu leen Michael Jackson bi laay roofi seen yéen da ngeen over weekend yéen ñu bon ngeen maan yéen a bon maan yéen Qcell ñoo mun a duul waaye mosumaay gis ki compagnie bi mun a fen ni Qcell mun a pull head ni Qcell mun a fen rambaj ni Qcell yéen ñu mun a duul ngeen maan yéen a ma beeta I regret sharing a country with you Qcell ngeen ne yéen Gambien neen xoolal yeneen company foreign companies ñu ngi nii di dimbale Gambian youth yi to their success and to their progressive efforts boy or to put them on the spotlight of having a brighter future boy you Qcell you leen war a nekk number one pour jàppale doomi réew mi boy nekka fii boy nekka di corrupt di duul di fen di rambaj di yaaxa doomi réew mi ñun xale yu ndaw lañ maan loo leen am ñun amuñ ko you get me bàyyi leen nit yi xosul seen xosul you know boy tara boy Ibrahima tara walla boy share video bi mur dem boy ñu bari xam ñaawteef ak duuli Qcell bi ak seen extortion buñ nekkee si dëkk bi ak seen fen buñ nekkee si ndek man ngeen bugg a victimize doo leen ko mun man kenn du ma mun a victimize yàlla moo ma bil my life was scattered suma life dafa tasoon comme mbalit yàlla ñëw dajale ko bil ko bil ko boy yaa ngi understand bu ko yàlla bilee nag so kenn munu si dara boy kenn munu si dara billahi wallahi talaay boy man la boy coof bu yàlla roof parce que ñanga ya Qcell la mun a duul da ngeen foog ne man dama leen faatewuma leen yes faatewuma leen Qcell foreign artistes yi mun nañ fee ñëw ngeen jàppale leen boy dëkka yuut si dëkka bi boy yuut si dëkka bi boy ngeen nekk di fight ñooñu boy waaye ngeen dee fight waaye Gambians fight each other naka la dëkk bi di développé boy di demee kanam boy naka la dëkk bii di dem kanam nim banko bi jaañoo ñaadile ntol da malbe ñoo kele la ko buwal boy al buwa keso Qcell alka la fa kente la dom no nte am a mixture of jalafato sinjango bati yango anin yirin kunao anin boy anything bitter is combined in me that might say regane I'll I'm out from your dirty, stinking mouths and throats, and from your dirty mouth. You know what I mean? Who you want to, you know what I mean? Which you want to eat me with? And then over till him man Qcell. Qcell muna dul te muna fen rambaj from head to toe Qcell. Lui Qcell ra dul kat ngeen fen kat ngeen. Yena muna dul yena muna doxaan yéen ñu bon ngeen man dama bëgguma disappoint ñeneen yi rek you know what I mean the loved ones who you know what I mean don't want me to be you know what I mean bëgguñ ma saaga sa waa ne bëgguñ ma dellu woon ni ma meloon you know no waaye Gambia let's stand for each other Gambia ay leen taxawalante Soy ST bi tamit ñëw na fi
yéen the same Gambians ngeen bugg a koo boycott doomi réew mi lim nekk di def sa nekku leen di ko def ngeen try bugg a yaaxa kooku tamit sooy yéen doomi Gambia yéen Gambia kan ngeen ay bugg a seen boppa boobu da ngeen ko waroon a block ngeen seet dëkk bi lañ doon taal da ngeen foog ne soo leen stoppee show boobu moom ngeen ko stoppal ñëpp ngeen ko stoppal you get me cause we all have benefit and name out of that show wax dëgg neex yàlla li mooy def kenn defu ko yéen ngi toog seen kër yi di fen di duur di rambaj loolu tax seen doom yi walaakaana ñu ngi nii di mujjee maayal tuur yéen ñu bon ngeen maan kiw se la bon waaye kiw se la bon ku ma gis mu ne kiw sel la mooy dem ma mun laa convince doo dem kiw sel am man nag I will be part of your business who will see that